njàngu xasida gi day ànd ak njàngum alxuraanul karim ak ñi nga xam ne dañuy durus ci suuf ak ñi nga xam ne dañuy def ay zikrullah loolu nag mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ni dañuy dundal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di weeru koor gi liggéey boobu la ñuy wéyeel tey jii nag kuréel gi nga xam ne moom mooy amee njàng mi fii ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bi moom mooy kuréel Nooru Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tivaouane ñoom ñooy amee njàng mi kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy accueillir Serigne bi moom mooy Nooru Daarayni bu Joal ñu boole kook Muxaddamatul Xidma bu Daara bu Mbour kon loolu moom mooy programme tey bi loolu la ñuy wéyale kon dañuy dem ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bi ñu jébbal kàddu gi Serigne Saliou Gueye mu taataan foofu ay réaction laata ñu dellusiwaat. jërëjëf Sëñ Fallou ci réaction yu am solo yooyu nga xam ne ñu ngi am foofu ci biti mu mel ne ba tey ñoo ngi desandi fii ci salle bi waaye xam naa tey nag ñu am gan gu mag Sëñ Hamidou man moom laay faral di wax Sëñ Hamidou xam naa moo dàq Sëñ am mu mel ne moom it bokk na ci soppay jotaay bi nga xam ne mooy almashabu safi min al-manba shafi mu mel ne saa su ne mi ngi koy teewal waaye tey nag suñu borom defal ko tawfeex mu teewe jotaay bi si ngeen teewee fii nii ban yëg-yëg ngeen am ak yan kaddu yu soññee nga am ci jotaay bu am solo bi. jërëjëf sëñ Saliou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ziare di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan yëpp di ñaanal Cheikh Madul Muntaxa rek yàlla sama borom yàggal ko fi jataay bi dundal na yoon wi dundal lislaam bi dundal itam mbokk gi ñu ko ci ñaanal bu baax a baax a baax lépp lañ fiy jàng ci xasida sama borom gën ko fee yàggal te may ko wér jataay la boo xam ne sëñ Saliou boo ko xoolee comme ni ko télévision yi di def da ngay xam ne li muy def ñuy dund xasida yi di dund sëriñ bi ak di boole bokk gi am na ñoo xam ne daanaka ci jataay bi la ñuy gisante lu bari lu néew bariwul lu ñuy daje di gisee mu nekk jataay boo xam mën nañu wax ne retrouvaille lay jur am na gën a sàmm doxal bokk gu am ci biir goo xam ne grâce à Cheikh Madul Muntaxa moo tax ñu am ko ñu di ci ziyaare bu baax a baax sëñ Yuusu itam ci taxawaayam ndax lépp rek base bi mi ngi nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah day mel bi Sëñ Tuubaa di taxawal liggéey bi lii moo taxoon. waaw dëgg la jërëjëf incha allah sëñ Saliou jërëjëf sant nañ baax a baax a baax a baax jërëjëf mu mel ne Sëñ Hamidou Diop bu Touba TV la woon ñu koy santaat bu baax a baax ci jotaay bi waaye ci kàddu yu am solo yoo xam naa damay jox Sëñ Fallou bu ko defee mu dugg su demee ba ñëw incha allah ñu desandi fii ci biir salle bi ànd ak Sëñ Abdou Lahad incha allah. jërëjëf Serigne Saliou Gueye ci kàddu yi nga xam ne taataan ko foofu ci saalu Serigne Moustapha Bassirou ak Serigne Am Diop bu Touba TV ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom it ñu koy amal di yaatal li nga xam ne moo di masharab bi ñoo ngi ak keneen ci fii ci fi nga xam ne moom moo di entrée bi rek ndax gis ngeen ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Croix Rouge ci couverture sanitaire bi dañ ci taxaw bu baax a baax mbokk taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci résidence Cheikhoul Khadim nga xam ne loolu at mi yëpp ñu ngi koy ànd ak daara Hizbut Tarqiyyah ak comité d'organisation bi ñu taxaw ak Mamadou Dia di kenn ci responsable yi nga xam ne ñoo jiitee couverture sanitaire bi fii ci résidence Cheikhoul Khadim Mamadou Dia mu mel ni waa Croix Rouge chaque ngoon ñu indi équipe déployé leen fii ñu assurer couverture bi ndax mën nga cee ñëwaat. waaw jërëjëf ñu ngi leen di maa ngi tudd Mamadou Dia di secouriste volontaire Croix Rouge départemental comme niñ koy faral defee chaque année comité départemental bu Mbacké Croix Rouge Mbacké ci njiit El Hadji Mbaye Sall ak son secrétaire départemental Modou Diop dañ fiy yebal effectif chaque ngoon ñu ànd ko ak liggéey bi ak Hizbut Tarqiyyah yi koo xam Croix Rouge xam ko ci taxawu doomu aadama en tant que auxiliaire au pouvoir public fépp fu mbooloo mën a nekk rek Croix Rouge dafay ñëw taxaw fa ngir jàppale nit ñi ci liggéey bi depuis ay at nag ñi ngi ko fiy def chaque jour ak effectif bii ñëw boo xoolee chaque jour dinañ fi indi lu tolloog fukki élément 10 éléments jàpp 12 éléments buñ ñëwee ñu tasaare leen ci biir kër sëñ bi ñenn ñi aussi tamit dañ nekk ca jumaa ja waaw ñi jàppale Hizbut Tarqiyyah ak waa kër docteur ci liggéey bi. ndax mën nañu xam aussi bu ngeen ñëwee seen liggéey lan lay doon. waaw Croix Rouge ku ko xam ko ci ramassage souvent ak koor gi tamit surtout suñ période fi ñu nekk nii des fois lu ci ëpp day tàng woor ànd ak yenn activités yi lu ci ëpp yenn accident yi da ciy am su ma nee accident nag mooy yenn malaise yi ngay gis yenn saa yi da lay arrivé nit ñi ñun buñ ñëwee dañuy taxaw veiller ci nit ñi ku fi am malaise wala ku daan wala ku dara jot ñun dañ lay yàpp fop yóbbu la ci infirmerie bi nga xam ne mi ngi ci jumaa ji wala ci docteurs yi nga xam ne déployé nañ leen fii ci résidence bi waaw.
waaw maa lay sant baax la gërëm. jërëjëf Serigne Mamadou Dia bokk ci responsable yi nga xam ne ñooy assurer couverture sanitaire bi fii ci résidence Cheikhoul Khadim nekk ci waa Croix-Rouge kon Serigne Saliou Gueye ñu joxal la antenne bi rek laataa ñu dellusiwaat. jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf ñu ngi santaat ba ci interview yu am solo yooyu nga xam ne ñoo ngi am foofu ci biti xam naa ba tey ñi ngi desendeegun fii ci biir salle bi mu mel ne ñi ngi toog kenn it ci gaay yu baax yi nga xam ne ñoo ñëw fii tey ngir teewlu njàng mi waaye ngir bég waaye ngir dundal weer yi nga xam ne mooy weeru koor ci jotaay bu am solo bii di al mashabu saafi min al manbaa shafi Serigne Abdou Lahad xam naa bi ngeen teewee fi am na yëg-yëg bu am solo bu ngeen yëg ci Serigne bi waaye kàddu yu sant yi nga xam te ne am ngeen ko fii xam naa nañ lay bàyyi ak mbokku téléspectateurs yi rek incha allah ci waxtu yu gàtt. waaw jërëjëf ñu ngi lay siyaar baax siyaar mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp kaddu yi du weesu kaddu yi sant ci ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér waaye ñaanal it mboolem daara Hizbut Tarqiyyah yëpp yi nekk ci réew mi ak ci biti réew ci njiital Serigne Youssou di ñaan suñ borom dimbali leen defal leen tawféex ba liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne bi te ñun ñëpp ñu di ko jariñoo saa su ne yàlla na Serigne bi nangu lépp te fay leen ko kaddu yi du weesu kaddu yi ñaanal Serigne bi rek mu yàgg fi ndax ku ne xam na ne ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ am na nuñ daan passé weeru koor di ko dàqe koor léegi nag fi mu ne mbir yi soppiku na bu koor ñëwatee ñun ñëpp suñu xel day dem ci lu baax jàng alxuraan jàng xasaayid fii ñu yendu tey jii jàng nañ fi ay kaamil bu ñu noppee ñi ngi jàng xasida yi ñu baree bari ñu ne ci bitti xasida yi la ñuy dégg jàpp na ci xasida yi lañ yem waaye liñ fiy jàng ci ay kaamil amaana sax léeg-léeg mooy ëpp far loolu lépp nag day wane ne sëriñ bi ni mu moomee xasida yi la moomee alxuraan ndax suñ borom mi ko moom moo ko may te moo ko sañ a maye ku nekk la nga moom yaa ko sañ a maye suñ borom may na ko kon nag loolu day wane ne rek lépp alalama te mboolem nuñ ñi mayee mbir nuñ koy joxe nit rek suñ borom joxe na ko sëriñ bi joon nee na jox na ma ko ci sarax ma ko ci addiyal ma ko ci jaay ma ko ci lépp rek kon nag loolu yaakaar naa ne tawféex la ñu di ko dundale weer wi ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi te weer sant leen gërëm leen yéen ñëpp. jërëjëf mu mel ne ñu ngi woon ak Serigne Abdou Lahad Bousso moom kenn la ci ñi nga xamante ne ñooy safo jotaay bi waaye bokk ci ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca Touba TV di fa liggéeyal Serigne bi xam naa damay jox Serigne Fallou bu ko defee ñu yeggale foofu incha allah interview yi ñu ngi leen santaal baax jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Saliou Gueye kaddu yi am na solo lool ci foofu Serigne ci biir saalu Serigne Moustapha Bassirou bi ñu génnaat rek ci biti rek ñu ngi taxaw ak kenn ci éléments yi nga xamante ni ñoom aussi dañuy assurer diffusion li nga xam ne moom moo di mashrab bi ci réseaux sociaux yi jaare ko ci TikTok bi ak yeneen canaux yi nga xam ne nit ñi dañ ci bàyyi xel muy Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké nekk sët ci El Hadji Bara Mbacké Falilou Serigne Mouhamadou Lamine Bara mu mel ni yaa ngi ànd ak daara Hizbut Tarqiyyah at yi yëpp ci liggéey bi ci tasaare liggéey bu ni mel naka ngeen koy amalee ci biir salle bi. jërëjëf sëñ Fallou ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoo seetaan Al Mouridiyyah di la jaajëfal bu baax a baax ci question bu am solo bi mel ne loolu moom comme niñ ko baaxoo di defee armu jot rek chaque année dañ fiy ñëw di teewlu njàng mi biñu demee nag ba xam ne ñun ci wàllu woowu la ñuy liggéey ñu gis ne war nañ cee mën a jàppale sëriñ bi bu dee ci côté image yi li ñu ciy liggéeyee mooy lépp loo xam ne dañ ko fay jël ci image dañ ko yónnee ki nga xam ne moom mooy Ablaye Diop ndax mooy jëwriñu Al Mouridiyyah digital soo ko defee moom mu segg ko xool image yi nga xam ne war naa génn ñu génne ko yi nga xam ne warut a génn yi da koy téene yi warut a génn ndax bërëb la boo xam ne bokk na ci li ñu fi war a gën a concentré wu mooy ci jàngum alxuraan ak jàngum xasida kon daal lépp loo xam ne ci biir salle bi yaa ngi koy génne dafay nekk loo xam ne looy seggaat bu baax a baax. effectivement parce que des fois mën na maa ñëw ci biir salle bi jël lu tolloo 15 éléments par exemple su ma doon jox misaal ba pare génn ci 5 li ko waral mooy mën na maa jël nit ci moment boo xam ne dama ko fekk mu toogee boo xam ne toogee mën naa bañ a baax wala ma fekk ko ci moment yoo xam ne gënul may génn image boobu mu waral yooyu daal waaw jotaayu kilif la merci. jërëjëf Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di sëtu Alhaji Bara Mbacké Falilou ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay def mu jëm rek ci diffuser li nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci résidence Cheikhoul Khadim ci mashrabu saafi bi mu koy diffuser ci li nga xam ne moo di TikTok bi ak yeneen réseaux sociaux yi lépp rek ngir jàpp ci liggéeyub Cheikhoul Khadim bi kon ñu wéyal liggéey bi rek demaat régie jébbal kàddu gi Serigne Mansour Seck mu wéyale li nga xam ne moom moo jëm ci programme kuréel yi war a jàng ak yeneen langues yi nga xam ne moom lañ leen war a leeral tey jii. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant bu baax sëñ Fallou Sylla ci kàddu yooyu ñu jot di ànd ko ak sëñ Bara muy liggéey bu am solo boo xam ni saa su ne ñoom ñi ngi ci ñu leen di sant ci loolu. tey nag di fukki fan ak juróom-benn ci weeru Cheikh Ramadan
ñi ngi fii ci kër sëñ Touba gi ba tey ngir njàng mi nga xam ne moo fi war a am tey nag ñi ko aaye mooy kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu Tiwaawan seen kuréel gi ñu duppee Nour Daare ni ñoom ñoo war a jàng ci saal bi ci kanam kilifa yi ñi nga xam ne tamit ñoo war a gàttandu gunge kilifa yi mooy kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu Joal ànd ak Mafatul Bichri bu Mbuur ñoom ñooy war a gàttandu gunge kilifa yi kon xaside yooyu ñu war a jàng nag moo waral ñu dalal kenn ci ñoom ci ñi nga xam ñoo war a jàng muy sëñ Fallou Ndiaye bokk ci kuréelu Nour Daare ni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tiwaawan sëñ Fallou ñu bëggoon xam tey yan xaside la ñuy jàng ak tam yan laaj lay doon incha allah. siyaar ñëpp programme bi moom ci loolu lañ ñëw pour wax ci tey. xool fi laataa loolu ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla yàggal ko fi te liggéey bi nga xamante ne nii moom la sumb ci liggéeyu maamam bi yàlla defar ko ci lu kawe njortam. programme bi nag tey ni mu dubbee mooy lam yabdu musul Moustapha la ñuy ubbee ak xasida Ramadan daaju sëñ tafsir suñu paree toftal ci Fadul Fata bi ñu duppee sëñ Bayoub suñu paree ñëw ci Malaktu bi Fadlillahi sëñ Aliou Fall suñu paree teg ci Lillahi Rabbil Lazi waa kër sëñ Massamba ak Bayo yaakaar naa daal programme tey bi noonu la tëddee. leer na nañ daaj yi ak xasida yi fi doon mën nañ la bàyyi nga dellu ci kuréel gi nga naaw léegi bu kilifa yi ñooy njàngale toog ñoo lay sant bu baax ci taxawaay bi jërëjëf sëñ Fallou kon dégg ngeen ko programme baa ngi noonu mooy li ñu war a jàng incha allah ci kanam tuuti li ci topp mooy njàng mi nga xam bu jàngat bi nga xam war nañ ko def ci xasida yi sëñ Madiama Niang moo koy def tey incha allah ñu bàyyi ko mu waajal su ko defee mu daal di ñëw ci li nga xam ne mooy bunt bi ñu war a andil tey ci arab ndax tey jii ñi war a wax ci arab ñoom ñoo ko aye démb ñi nga xam ne ñoo koy def ci anglais ñoo ko aye woon ñu Mamour Bane defal ñu fi waxtaan bu am solo tey nag sëñ Madiama Niang mooy dellusiwaat ndax jotoon naa ñëw waaye dana ñëwaat tey indilaat ñu geneen xasida goo xam ni dana ko waxtaane ci langue arabe ndax xam ngeen ne langue arabe àgg na fu ne ci frontières yi àdduna bi rawatina bi nga xamee ni mooy làkk bi nga xam ni dara ëpp ko doole ci l'islam ndax ci la sunu bataaxal bi wàcc muy sant bu baax ci loolu liggéey la boo xam tam niñ leen ko waxee desk yëpp anglais arabe français ba ci espagnol sax donte amaguñ sax ñu ko mën a présenter ak nag langue nationale yi nga xam ne diggante séeréer joola tukulóor yooyu yëpp dinañ ko andi incha allah kon ñuy sant bu baax tey bàyyi sëñ Madiama Niang ngir mu ñëw jottali bunt bi nga xam ne mën na ko waxtaane ci li nga xam ne mooy xasida yi incha allah ci arab kon sëñ Madiama bisimilah. شكرا سيد منصور على استضافتكم لنا في هذا البرنامج المشرب الصافي من المنبع الشافي. إخوة الأعزاء سيداتي سادتي إخوة المتابعين المهتمين بهذه الحلقة، شكرا سيد منصور على استضافتكم لنا في هذا البرنامج المشرب الصافي من المنبع الصافي. سيداتي سادتي إخوة المتابعين المهتمين بهذه الحلقات الميمونة المباركة، تحياتي العطرة إلى حضراتكم المحترمة الموقرة. إخوة الدين والإرادة، ها نحن قد عدنا معكم لنمضي ولنستغرق دقائق محدودة في دراسة قصيدة من قصائد الشيخ، ألا وهي قصيدة مطلعها لرب غفور قد محى عني الذنب وعني نفى إبليس في بحر ما ينبع. وهذه القصيدة تتألف من 44 بيت، وقد ألفها الشيخ رضي الله عنه لما كان متواجدا في المنفى في غابون، وبالتحديد في جزيرة ما ينبع. وهناك بيتان في القصيدة يدلان على أن الشيخ رضي الله عنه ألف القصيدة في هذه الجزيرة، وهما البيت الأول الذي يقول فيه الشيخ: لرب غفور قد محى عني الذنب وعني نفى إبليس في بحر ما ينبع. والبيت الثاني وهو الأخير الذي يقول فيه الشيخ: لك الشكر ورضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في جزيرة ما ينبع. وقد ألف الشيخ رضي الله عنه هذه القصيدة في ظروف صعبة، في ظروف خاصة، حيث أن المكان هذه الجزيرة التي كان متواجدا فيها وصفت بالقسوة
ورطوبة الجو وقذارة الأمطار وكثرة الحياة والعقارب والحيوانات الوحشية وانتشار الحشرات والبعوض المؤذية وكثرة الأشجار المتشابكة. إضافة إلى ذلك كله أن الشيخ رضي الله عنه كان غريبا وحيدا ضعيفا فقيرا إلى ربه، يسام كل أنواع العذاب والتنكيل من الكفرة من الفجر من الفسخ، لكنه في هذه الجزيرة اعتكف على عبادة ربه وتزكية نفسه ودعوة إلى الإسلام والتوحيد، ونال فيها كل البركات والمواهب اللدنية، وصار كالشمس رفعة وسناء ومنفعة. إذن في هذه الظروف المذكورة ألف الشيخ رضي الله عنه قصيدة لرب غفور قد محى عني الذنب وعني نفى إبليس في بحر ما ينبع. والقصيدة تطرق فيها الشيخ إلى عناصر متعددة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر العنصر الأول الذي تتجلى وتتبلور فيه علاقة الشيخ رضي الله عنه بالقرآن الكريم، حيث وصف القرآن بمواصفات جميلة ورائعة، وصفها بالعزة والكرم والمجد، حيث يقول: كتاب عزيز لا يراعيه عابد ويتلوه إلا واحتوى الفتح والقربى، كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم نور الشرق والغربى، كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد قد على العجم والعربى. العنصر الثاني وهو العنصر الذي تناول فيه الشيخ رضي الله عنه بيانه وتوضيحه وذكره النتائج التي نالها بتلاوة القرآن والعمل بمقتضياته، حيث قال: كتاب به مسكت مستغنيا به غريبا وأنساني المصيبات والكأباء، به زال غمي حين أمسكته هدى سأهدي به نفسي وأهدي به صحبا. العنصر الثالث هو دعوة الأمة إلى الاهتمام بالقرآن. في هذه القصيدة دعا الشيخ رضي الله عنه الأمة إلى العناية بالكتاب وتمسك به، ذلك أن التمسك بالكتاب هو عين السعادة في الدنيا والآخرة، حيث يقول: فطوبى لعبد يعبد الله ربه بترتيل قرآن عظيم يقي كربا، فمن لم يكن به ذا تمسك فقد قاده إبليس من لم يزل قبا. العنصر الأخير هو العنصر الذي تناول فيه الشيخ رضي الله عنه رغبته الشديدة في الرجوع إلى طوبى ودار السلام، وهذه النقطة تتبلور فيها محبة الشيخ لوطنه وأراضيه وأهله، حيث أنه في المنفى كان يتضرع إلى ربه داعيا له العودة إلى طوبى ودار السلام. ولذلك يقول في القصيدة: وبشر ذوي الإسلام طرا بأوبتي إلى إخوتي ولتقضي لي قبلها الإرباء، وعجل خروجي من عيوب جميعها وقتني إلى طوبى وعنها اصرف الجدباء، إلهي إلى دار السلام التي بها أناجيك خذني عاجلا واكفني حربا. كما تناول عن عنصر القدمة في القصيدة، والقدمة تتمثل في مدح رسول والصلاة عليه واتباع سنة ونشر الدين، حيث يقول في القصيدة: إمامي الذي صيرتني خادما له بنظم ونسر ولتنور به القلب، له قدمتي ما دمت حيا فكن به معيذي من إفساد ورد به صعبا. إذن هذه بعض من العناصر التي تطرق إليها الشيخ رضي الله عنه في هذه القصيدة، وهي قصيدة لرب غفور قد محى عني الذنب وعني نفى إبليس في بحر ما ينبع. إذن الكلمة لسيد منصور، شكرا على استضافتكم لنا في هذا البرنامج، الله يبارك فيكم وفي قدماتكم الجليلة الميمونة المباركة، شكرا جزيلا. kon ñuy sant bu baax sëñ Madiama Niang ci bunt boobu ñu àndil ci xasida yi ci arab
muy liggéey bu am solo boo xam ne ni ngeen ko waxee ñu ngi koy ànd ak mboolem ñi nga xam ne liggéey boobu la ñu yor di ko defal Cheikh Mountakha kon muy lu am solo ñu koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom gën ko dëgëral liggéey bi kon biñ koy def kon bi sëñ Madiama di jàll seetlu ngeen sëñ Youssou Diop mu ngi doon ànd ak sëñ Mourtala moom sëñ Mouhamad Fadal mi nga xam ne niñ leen ko waxee mooy teewal sëriñ bi ñëw nañu kon yegg si nañ ci salle bi kon mel na ni yeneen kilifa yëpp tamit ñi daan teew nañu ci àjjuma ji ci bis weeru koor bi te fay di fukki fan ak juróom-benn ci weeru shahru Ramadan muy ak cant bu baax a baax ci ñëpp te muy liggéey bu am solo kon dasetul dara lu dul xam naa ni balaa yàgg xasida yi ñu yëkkati ko bu ko defee mu doon niñ ko daan defee rek bés bu nekk ñuy sant bu baax di fàttali ne kon suba mooy fukk ak juróom-ñaar ci weeru shahru Ramadan muy bis bi nga xam ne ci la xew-xew bu mag amoon ci lislaam muy xare Badar danañ ko mandargaal nañ ko daan defee incha allah fii ci salle bi ak mboolem foo xam ne fii nit ñaa nga fa di fa teewlu xasida yi muy liggéey boo xam ne bii tamit nit leen ko waxee saa su ne ñu ngi ciy gis tawféex di ci sant suñu borom bu baax ñooñu ngeen dégg tamit ñuy gàttandu kilifa yi mooy kuréel bi ñu dëppee mooy Nooru Daarayni bu Joal ànd ak Mafaatihul Bichri bu Mbour ñoom ñooy boole noonu di jëkkati xasida yi donc nous venons de vivre la déclamation des Khasaïd, l'accueil des autorités et le kuréel qui doit se déclamer dans la salle est prête et attend peut-être le feu vert pour démarrer. En attendant, c'est la déclamation pour accueillir les autorités. Serigne Mourtala Ibn Serigne Mohamed Fadel, qui est le représentant attitré du Khalif, est déjà présent. Nous l'avons vu sur les images, accompagné de Serigne Youssou Diop, qui est le maître d'œuvre de cette organisation, puisque c'est le Khalif qui est le maître d'ouvrage. Et sans plus tarder, nous allons peut-être laisser l'antenne pour que les gens puissent suivre cette déclamation. Et au moment où nous parlons, nous voyons Serigne Moustapha Ibn Sy Abdoul Ahad, qui est également présent, qui fait partie vraiment de ceux-là qui sont les plus réguliers à cette présence. Et nous prions pour toute cette noble famille de Cheikhoul Khadim, pour qu'Allah leur accorde une très très longue vie et une très bonne santé. Ils sont en train de marquer d'une pierre, n'est-ce pas, indélébile, ces moments qui sont une véritable féerie cosmique où les gens, n'est-ce pas, toujours vivent au firmament de la déclamation suave des Khasaïd que Hizb ut-Tarqiyyah est en train d'assurer. Et il est heureux que les choses se passent ainsi. Donc nous allons peut-être sans plus tarder laisser l'antenne pour que la déclamation commence. En attendant la déclamation, l'accueil des autorités est en train de se poursuivre avec la déclamation des Khasaïd. Le tout organisé, concocté par Hizb ut-Tarqiyyah, mais également avec l'appui de toutes les compétences du bouddhisme, aussi bien au niveau de la diffusion, aussi bien au niveau de l'organisation, de la sécurité, au niveau, n'est-ce pas, de tous les aspects qui sont là, importants et qui sont incontournables. Et il faut rendre grâce à Dieu, cette union des cœurs, cette marche à l'unisson, cette marche main dans la main, mais ils font le doigt à Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, qui a su créer le ciment de la bonne entente qui doit exister entre tous les musulmans d'abord, mais particulièrement entre tous ceux-là qui sont des disciples de Cheikhoul Khadim et qui ont à cœur d'étreiner une chose, n'est-ce pas, qui n'a pas de prix, mais c'est l'agrément de Cheikhoul Khadim. Cheikh Mountakha, n'est-ce pas, qui chaque jour pose des actes qui sont de nature à créer cette fusion, cette osmose, cette bonne entente entre les musulmans, cette union des cœurs, cette paix du cœur, mais qui nous vient de loin, nous l'avons toujours dit sur ce plateau, c'est un programme qui nous vient de très loin, parce que, dit-on, c'est ainsi que le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba le faisait vivre et le faisait vivifier lors de son séjour de 15 ans à Diourbel. Mais c'est pourquoi on ne peut escompter que de la baraka et de la baraka encore pour ces moments, n'est-ce pas, qui sont des moments extraordinaires, des moments de béatitude accrue. Chaque jour, évidemment, c'est le même programme, mais c'est également le même scénario. Chacun veut avoir la meilleure place en attendant que la déclamation arrive. Mais il est dommage que cette salle ne peut contenir que ce qu'elle peut contenir. Et c'est pourquoi il faut nécessairement qu'il y ait des gens qui sont dans les autres salles. Il y en a qui le suivent et qui sont peinards, qui sont dans la salle. Mais il y en a qui sont dans la cour, qui le suivent sur les écrans. Et que dire de ceux-là qui sont à des kilomètres au-delà de nos frontières, qui sont à des dizaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres, et qui sont scotchés devant leur écran, mais pour suivre cet événement
mais qui est en train, n'est-ce pas, d'apporter un baume au cœur de tous ceux-là qui sont épris de cet amour du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Nous voyons également, je viens d'apercevoir sur l'écran, la noble famille du Cheikh, du Khalif, qui est en train, n'est-ce pas, d'attendre que la réclamation démarre. Et il y a également ces moments où chacun, n'est-ce pas, scrute et veut voir qui va démarrer le premier, qui va déclamer. Et nous avons également vécu, j'ai oublié de vous le dire, ces moments, ces minutes pour présenter le programme qui sera déclamé par le courrier Nour Dareni de la Dara Hizbut Tarqiyyah de Tivaouane, un courrier dirigé, nous l'avons dit, par Khadim Baye, qui en est le maître de cœur. Inch'Allah, nous le rappelons encore, demain ce sera le 16e jour du mois, ce sera le 17e jour, autant pour moi, et ce 17e qui sera marqué par le rappel ou bien cette manière de vivifier encore cet événement phare qui a vécu dans l'islam. C'est la légendaire bataille de Badr où les musulmans ont remporté une victoire éclatante devant la mécréance. Et c'est également, nous aurons à cœur de le vivre avec vous. Et nous savons que c'est un programme maintenant maîtrisé, les gens, chacun l'attend. Et il sera heureux qu'on puisse le vivre ici. Parce que la bataille de Badr, mais c'est véritablement un symbole fort dans l'islam. Et Cheikh Touba qui nous a appris, n'est-ce pas, toutes ces valeurs qui appartiennent à l'islam. Et nous avons également aujourd'hui cette opportunité inouïe de voir le calife qui va être là pour la déclamation. C'est également un événement, c'est la cerise sur le gâteau, puisque chacun sait que depuis ces jours-ci, il a été représenté par Serigne Murtada Ibn Cheikh Mohamed Fadel. Et aujourd'hui, c'est lui en personne qui va venir. Mais il est heureux que les choses se passent ainsi. Nous allons prier encore. Et chacun également dans son coin va prier pour que cette image puisse se répéter et se répéter encore des années et des années durant. Lui dans son véhicule, en train de s'acheminer dans la salle pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre ces moments féeriques. Parce que c'est lui qui est l'auteur. Nous voyons Serigne Moussa Nawel, son staff, n'est-ce pas, qui est là, toujours présent, et la voiture du calife qui arrive, et au grand bonheur de tous ceux-là qui sont épris de lui, cet homme pour qui on peut convoquer ce que le Cheikh avait dit pour le prophète Walwajuma el-Umami. C'est un visage qui efface l'angoisse. À le voir, c'est un surcroît de bonheur, c'est un surcroît de béatitude. C'est un bonheur décuplé pour les uns comme pour les autres, mais c'est pourquoi c'est, dit-on, la cerise sur le gâteau. L'événement était déjà succulent, mais la présence du calife vient apporter une nouvelle note pour rehausser encore ce sentiment de béatitude, mais qui est dans tous les cœurs, qui est dans tous les visages, et ici et même au-delà des frontières. Et nous prions encore, vous voyez cette veille d'honneur, mais qui traduit cette béatitude des uns et des autres, n'est-ce pas? Nous voyons également les gens qui sont là en train de scruter l'horizon et tous les lieux pour le voir arriver. Et il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, gloire au Seigneur, mais qui nous a offert, n'est-ce pas, cette opportunité d'être sous les auspices d'un homme dont la préoccupation, la seule, mais c'est le salut de tous ceux-là qui sont des membres de la communauté du prophète Mohammed. Ne parlons pas de ceux-là qui sont des disciples de Cheikh Khadim, parce que véritablement il a su ratisser large pour faire en sorte que chacun sente que le musulman est pour l'autre un frère. Le Coran enseigne Innamal Mu'minun Ikhwa. C'est avec Serigne Mountakha que chaque jour nous voyons et nous vivons et nous concrétisons ces préceptes de l'islam qui sont là pour nous rappeler que nous avons un droit de compagnonnage, nous avons un droit et un devoir de cheminer ensemble, nous avons un devoir de briguer ensemble la quête, cet agrément de Cheikh Khadim, lui qui est, n'est-ce pas, le chef incontesté, le chef de file incontesté de cette voie, mais il faut vraiment prier parce que nous avons beau être friands de cet agrément, mais la volonté de vœu ou, n'est-ce pas, cette recherche de cet agrément pour nous est encore plus fort auprès de Cheikh Khadim, auprès de celui qui le représente, Cheikh Mountakha en l'occurrence. Donc nous voyons sur le maître Serigne Youssou qui veille au grain
et nous voyons Pape Hassan, les membres de la direction nationale du conservatoire, le DNC. C'est la structure qui est à l'origine de tout ce que vous voyez ici, qui organise les courriels, qui organise les programmes, qui organise les descentes auprès des couleurs pour vérifier qui fait quoi. Voilà donc ce programme. Nous allons donc vous rendre l'antenne et vous laisser vivre ces moments particuliers avec la présence de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. léegi ginnaaw xam ne